jàngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ca gën a fës ab doxub ñaxtu boo xamante ne ndongo yi jàng ca Sem bu Kacoot nekk ca département bu Kaffrine doon nañu ko amal ñoom ndongo yooyu nag seen lim toll ci téeméer wàcc ca mbedd ma rek di ñaxtu lañu wax nag mooy njàng mi kon ña nga cay am ay jafe-jafe ndax gis nañ ni booba nag ni grève bi tar na te lu jëmit ci wàllu composition yi ñoom ndongo yooyu ñu ne amagul benn boo xamante ne ni def nañu ko Khalifa Sall tey ji nag la am at ci kaso bi moom moomee di Khalifa Sall juróom-ñaari fan ci weeru mars atum 2017 juróom-ñaari fan ci weeru mars atum 2018 weerub yàlla def na ko ci kaso bi moom maire bu Ndakaaru waaye jege ñaaleem nag tey fas yéene wàcc ci mbedd mi ngir nag ñaxtu ba ñu bàyyi seenub njiit daañu wax nag ci kàddu yi tukkee boobu ba nëgë ni ci Idrissa Seck mu jëmale na ko ci njiitu réew mi Macky Sall Benoît Sambou moom àdduna ci moom moomee nag doon fondateur ci APR bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo sos kon parti bu APR moom nag la mu xamle mooy Idrissa Seck ma nga yëkkati ay kaddu yoo xamante ne tegu ko fenn maanaam ay kaddu yoo xamante ne ni dara amu ca leneen la mu addu tamit ci Youssou Ndour moom Benoît Sambou la mu xamle nag mooy Youssou Ndour amul lenn loo xamante ne nii kon jote na ko ak njiitu réew mi Macky Sall benn ñagas-ñagas doxul seen diggante beneen ponk ci biir xibaar yi wàllu tàggat yaram ak mondial Russie 2018 Aliou Cissé fësal na gaynde yi nga xamante ne nag kon ñoom ñoo fas yéene jongante du yàgg dara jongante boobee nag kon jàpp nañ ko ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars Sénégal nag war a janook ak Ouzbékistan ca Maroc lay doon waaye jàpp leen ni kon sunu gaynde yi ka ca dolliku Santi Ngom la bu FC Nantes moo bokk ci groupe boobee dinañ ci dikk ak Ibou Diouf juróom-ñetti fan ci weeru mars ñu jagleel ko nag jigéen ñi ci àdduna wërngal këpp fële ca diwaanu Ndar nag ñu def fa taxaw seetlu jagleel ko rek ab soxna soo xamante ne nag sage femme la à la traité na naam waaye nag ma ngay dugal loxoom ci lépp loo xamante ne nii kon jëm na ci taxawu jigéen ñi bu ñu tolloo diggante moom moomee nag am na juróom fukki turandoo mbaalu ko ëpp ca diwaanu Ndar géej Delia Mbaye la ñu koy wax Delia Mbaye nag ñu ràññee ko lool ci liggéey bu rafet bu muy def ca diwaanu Ndar mbokki ponk yaa ngi ni daan ci toftal xët yu njëkk yu yéene kaay bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dal nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko ak Khalifa Sall tey ji nag la am at ci kaso bi moom maire bu Ndakaaru ndax juróom-ñaari fan ci weeru mars atum 2017 ci lañu ko tegoon loxo moom Khalifa Sall ay jegeñaaleem ak ñamu bokkal parti socialiste ñoom nag fas nañu yéene rek kon tey ji amal nag ab ndaje mu yaatu rassemblement la tey ji ci ngoon lay doon la ñu bëgg nag mooy daal ñu bàyyi seen njiit loole di Khalifa Sall moomee sax ñu ne nag kon yoon dana daal di wax rek li nga xamante ne nag moom la àtte ci moom fanweeri fan lay doon ci weeru mars bi ñu ne ñu daal di nag des ci mbirum yoon bi yoon nag ak mbirum Aïda Ndiong mi nga xamante ni dañu doon wax nag ni yoon daf ko setal moom Aïda Ndiong ki nga xamante ne nag kon moom mooy jëwriñ ji dénk lépp lu jëm ci biir yoon di professeur Ismaïla Madior Fall àdduna nag ci mbir moomee noonu nee na loolee du caagante ni kii nag di Aïda Ndiong nag dafa nekk koo xamante ni kon dafa set wecc ci wàllub yoon ndax na ba nëg ni nag ab na yoo xamante ni kon mi ngi ci ndoddam lu ci mel ni nag wàllug escroquerie njuuj njaaj la ak li nga xamante ni daal jàpp nañ ni lenn ci la ñu ko daan toppee la mu set wecc nag moom Aïda Ndiong may jéggalu mooy mbirum enrichissement illicite maanaam luubal koppar loolee daal ci la ñu ko setalee waaye teewul nag kon cour suprême day wéy di ko topp moom moomee di Aïda Ndiong professeur Madior Fall moom moo yëkkati yooyee kaddu dinañ ci delsiwaat du ñàkk ñu daal di des nag fële ca Mbour la ñu jëm ndax ca Saly la yëkkatee woon yooyee kaddu ca Mbour nag daloo nañu seen ëtt attekaay bu bees mu nekk nag loo xamante ni askan wa yàgg nañu ko sàkku foofee muy nag loo xamante ne def nañu ko professeur Ismaïla Madior Fall di jëwriñ ji dénk wàllub yoon moom nag moo daal di rek teewee boobee daloo muy sàkku nag ci askanu Mbour foofu kon dinañ ci laata ñuy ñëw kon ci
xibaar boobu ñu daal di delluwaat ni ma ko waxee woon léegi ci professeur Ismaïla Madior Fall mi yëkkati ay kàddu nag ci mbirum Aïda Ndiong mi ñu doon wax ni nag kon dafa daal di set wecc amatul lenn lu ñu ko toppee moom moomee di jëwriñ ji dénk wàllu yoon nag la mu xamle moo di ne kookee di Aïda Ndiong CREI yi moo ko setal waaye Cour suprême am na lu mu koy toppee lu ca mel ne nag kon wàllug escroquerie ak yeneen yoo xamante ne kon yeneen i tuuma la yu tegu ci ndoddam waaye am na ci yenn tuuma yoo xamante ne nag CREI yi moom daf kaa seetal ci wàllu woobee professeur Ismaïla Madior Fall ñu teewlu ko ci micro Abdourahmane Diallo. dañoo war xam ne li concerné woon madame Aïda Ndiong dafa amoon ñaari procédure yoo xamante ni moo ko concerné woon benn procédure bi tribunaux de droit commun yi ñoo ko doon jugé mooy tribunal de grande instance hors classe bu Dakar, cour d'appel de Dakar, cour suprême. beneen procédure bi moo nekkoon ci CREI yi su ñu jëlee nag procédure bi nga xamante ni ci tribunaux ordinaires yi la nekkoon foofu lu tax ñu ko doon poursuivre ñaar la woon escroquerie détournement de deniers publics foofu cour suprême condamné na ko ba pare. kaddu yi nag kon démb la ko yëkkati ca Mbour ca ba ñuy daloo rek kon ëttu attekaay bu bees foofee ñu daal di àddu nag ci conférence des leaders mooy ñi fare nag ci ku jekk politique gi ñoom démb ñi ngi doon janook taskatu xabaar yi nee nañ nag doxub ñaxtu bi ñu fas yéene amal juróom-ñeenti fan ci weeru mars kon noppi nañu ngir amal boobee doxub ñaxtu la ñuy sàkk nag mooy jëruñ ji na able mu ñu dénk ko biir réew mi muy Aly Ngouille Ndiaye moom moomee nag di Mamadou Diop Decroix ak ñamu àndal la ñu xamle rek mooy taxaw nañu nag ngir defante képp ku na ma indi njuuj njaaj ci carte d'identité biométrique yi démb lañ doon janook taskatu xabaar ñu teewlu ko moom Mamadou Diop Decroix ci micro Cheikh Diop. kayit gi dafa tàmbale ci càmbar fichier électoral li ñu njëkk a wax mooy ne kayit gi dafa tàmbale ci càmbar fichier li ñu njëkk a wax mooy ne dugal nañu ci réew mi werante woo xam ne amul solo yàq sa wax la dañu ne nañu càmbar processus électoral la tàmbalee ci mbinduma ba ñu wote ba ñuy wàññi wote ba ni ñu koy wàññee wote bii ñu génn am naa wote bi awul yoon mais téeméer bu wote ñeent fukk ba ñun nga wote ñu toog fii tey boolewuñ leen ci donc moom jàpp na ne daal mbir mi moom dong moo ko war a ngar dajjool ñi muy xëccool bokkuñu ci ñi war a voté di war a tànn kan mooy doon président de la république bokkuñu ci. nombre de cartes yi nga xam ne joxe su maanaam ay nit yu bindu ñu defar seeni carte te joxuñu leen ko ñu décidé ne ajjuma jii di ñëw ci fukki waxtu ak benn ci suba dinañu daje place Washington mooy buntu ministère de l'intérieur pour wane ne ànduñu ci ni nguur gi di doxale affaire bi wane ne Aly Ngouille Ndiaye mënatula organiser élection bi ñun dañu jamat naka jekk d'ailleurs naka jekk. Idrissa Seck nag ñu ngi wéy di ko tontu muy nag ñi fare ci nguur gi ku ci mel ni Benoît Sambou nag bokk ci ñi sos parti bu APR la mu xamal Idrissa Seck nag mooy na daal di nag dakkal kàddu yi mu yëkkati di ko jëmale ci njiitu réew mi Macky Sall ndax Idrissa Seck loolee muy wax teguwul fenn lu soxalit ci diggante Youssou Ndour ak njiitu réew mi Macky Sall moom Benoît Sambou nee na nag amul lenn lu ca ñagas kàddu yooyu nag mu ngi ko yëkkatee ci ab conférence boo xamante ne nii amoon na fële ca Ziguinchor ñu doon ci janook taskatu xabaar yi loole nag doon firndeel kon coordination bu grand parti bu Malick Gakou bi nga xamante ne nag dafa daal di kon jóge ca parti boobee dem fari ji ak APR Boubacar Yassi. Benoît Sambou tontu attaque yi ki jiite parti réew mi di yëkkati te di ko teg ci deru Macky Sall. Idrissa Seck ak opposition bi dañu nekk ci li leen war dañu nekk ci année boo xam ne ci élection la ñu jëm donc presque année électorale la donc ñoom il faut que ñu yeewu. ñu nga doon nelaw ba léegi il faut que ñu yeew daw di def bruit pour nit ñi fàttaliku leen. Benoît Sambou waxit ci ay kaddu yu Youssou Ndour yëkkati te ajoo ci Benno Bokk Yaakaar. temps yi dégg ngeen coow lu bëri Youssou Ndour nee na il est déçu mais ku seetaan émission bi
quand même xam ne li mu wax ak lu ñu annoncé du benn. réeróowul benn yoon ak président Macky Sall réeróowul benn yoon ak waa coalition bi donc dëkk bi nag dëkku coowoo la dëkk bi nit ñi dañoo bëgg di wax mais loolu waruñoo perturber li am solo mooy ci coalition boo xam ne am na 200 organisations politiques léeg-léeg dina am ay ñagas-ñagas. Benoît Sambou yëkkati yi kaddu gannaaw bi mu dalalee ci APR kuréelu parti bu ñu duppee grand parti ca département bu Ziguinchor te Mohamed Assane Sané jiite ko. ma ànd ak samay morom samay nawle di coordonnateur bu Niaguis coordonnateur bu Adéane coordonnatrice bu Enampor coordonnateur bu Niassia ñëpp a ngi fi ñu accepté jox ma seen kaddu ne ma naa wax ci seen tur wax ji donc lenn la mooy dañoo décider quitter grand parti bu Malick Gakou ànd ak monsieur Benoît Sambou pour la réélection du président de la République en 2019. Benoît Sambou wax na it ni chef de l'État Macky Sall moo ngi waaj tukki nemmeeku ci diwaan bu Ziguinchor. waxoon nañ ko ci ponk yi muy nag doxub ñaxtu bi nga xamante ne nii ndongo yooyu jàngee ca Sem bu Kacoot nekk ca département bu Kaffrine amaloon nañu ko ndongo yooyu toll ci téeméer mbaa ñu ëpp ko doon sàkku daal ñu dimbali leen kon ci seen njàng moomee ndax ña ngay jànkoonte lay jafe-jafe te xamuñu nag seenub ëllëg ci wàllub njàng mi ndax ba fii ñuy wax ak yéen amagul benn composition boo xamante ne nii def nañu ko ñoom ndongo yooyu ñu ngi sàkku nag ci nguur gi daal mu wallu leen Ibrahima Diame Omar Ndiaye ci leeral. tension bi am ci biir l'école bi jamono jile moo jaaxal ñi nga xamante ni ñoom ñooy élèves yi nekk ci biir Sem bu Kacoot waral kon ñu wàcc ci mbedd mi pour wane seeni naqar ak seeni tiitange Abdou Gueye moom moo yore seeni kaddu. depuis bañ commencé jàng ba léegi ñu ngi gis ne ñu ngi ci mois de mars te jàngul dara wala ñu ne composé wuñ lu ko waral nag du dara loo may njàng bi moo sooxe boo gisee ñu taamu suur bi tey dañ gis nañ ne tey professeurs yi dañuy def débrayage moo tax ñu taamu suur bi pour gën ko see def pour bu ñu yaaxal dara composition yi dëgg la ñu ngi wax ne mu ngi am suba la gannaaw suba mais ba tey fixé guñ ñun kañ lañ war a composé. élèves yi mel ni tulleek male nag daanaka bés bu jot seen prof wan leen gannaaw moo waral élèves yi ne jaaxle nañu lool ci loolu nag ñuy interpellé ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi balaa seen année bi di nasax. ñu ngi wax tamit suñu président de la République du Sénégal mu réagir parce que ba léegi waxu ci dara lu jëm situation bi et mu ngi mel seen avenir da ko intéressé wu. nguur gi li ñu leen a wax mooy ñi jàppale ñi fay professeurs yi ñu jàngale ñi professeurs yi aussi ñu jàppale ñi lépp luñ mën a def pour ñu jàng pour réussir ñu def loolu en tout cas daal bëgg nañu jàng mais liñ bëgg bu sottiwut dañuy defaat beneen bu gën a tàng bii. ñoom nag ñu ne mosuñu am habitude di wàcc ci mbedd mi di manifester waaye situation bi nga xamante ni moom la ñuy dund te lim leen di jural nara doon musiba moo waral kon ñu wàcc ci mbedd mi loolu nag ginnaaw bi nga xamee ni que seen naataango yu nekk ci lycée bu Nganda ci biir département bu Kaffrine defoon nañ ko lu matul semaine. njàng mu kaw meek classement biñ ci defoon natt gi nag soxaloon université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñuy wax nag ne université boobee dafa dellu gannaaw ci wàllub njàng mi loolee nag ñu gis ni du classement bu wóor jëwriñ ji dénk njàng mu kaw mi di Mary Teuw Niane moom moo ko xamle nee na nag classement bi mu jàpp ni classement bu wér la mooy classement bu université bu Shanghai ndax université boobee moom mooy wax ni kon université Cheikh Anta Diop nekk na kon université bu ñu gën a ràññee waaye tamit bu gën a xarañ ci Afrique muy Afrique di réew yi nga xamante ne nii ñoom ñooy bokk di làkk nasaraan fii ci Afrique ñu teewlu ko moom Mary Teuw Niane ci micro Fatou Bintou Konté. ci université yi dafa am at mu nekk benn université bu nekk Chine moom moo taxawal loo xam ne dañ koy nattee université yi te di leen classé mooy ñu tuddee ko adduna si yëpp ràññeeku classement de Shanghai classement de Shanghai boobu nag réew yëpp ci adduna si nangu nañu ko su génnee réew yëpp da ngay xoolaat sa université ban taxawaay la ñu am su taxawaay bi baaxul nga seet noo koy soppee ngir at yi di ñëw nga yokk seen taxawaay yenn saa yi nag Masamba ou Mademba taxawal moom it classement am ngir kat dafa bëgg moom it université yi nga xam ne moo ko moom mbaa université yi ko fay mbaa université mu ne classement bii moom moo dox yooyu nag ñun duñu ko bàyyi xel te dañu leen di ñaan yéen tamit ngeen bàyyi xel surtout ci classement de Shanghai ndax boobu su génnee réew yëpp ñoo koy saytu ndax ñu nit
dañu bëgg tekki ci àdduna si dañu bëgg suñu université yi tekki te classement de Shanghai bi mujj te yi ko weesu yëpp tamit loolu la ñu génnee université bu Ndakaaru bi moom moo raw ci université yëpp réew yi làkk tubaab yëpp te classement boobu méngale ci sax réewu arab yi nekk Maghreb te sénégalais yi bare lu ñu fay yónnee seen ay doom. kaddu yi nag démb la ko yëkkati ci ab rapport bu ñu doon joxe mu soxal njàng mu kawe mi Thiar Xandaan mi nga nekk nag ca commune bu Koul ca département bu Tivaouane foofee ñu ne école amu fa case de santé amu fa askan wa ña ngay jànkonteel ay jafe-jafe yu tar rawatina ak xale yi bu ñu waree jàngi rek ay kilomètres la ñuy dox am na ñoo xamante ne sax faf dañoo mujj kon bàyyi njàng ma soxna yi nga xamante ne nag dañoo tollu diggante tamit laata ñu yegg ca barab fajukaay ba daañu dem lu bare bari Cheikh Anta Diop Sey Latira. Thiar Xandaan di ab dëkk boo xamante ni mi ngi ci xolub Kajoor nekk ci commune bu Koul digganteem ak Ngaye Mékhé daanaka toll na ci fukki kilomètre ak juróom dëkk bii day am nañu ay jafe-jafe ndaxte dugg bi metti na lool suuf si bari na yoon wi daanaka daa bari ay gàll góose. pour accès fi ba ñuy ñëw dañuy am ay jafe-jafe yoo xam ni kenn xamul nu mu toll donc loola dokk na ci doléance li ñu jëkk a ñaan mooy accès yoon bi nga xam ni dana faciliter li ko wër ci ay dëkk war na toll ci booy juróom-ñaari dëkk bu ñuy wax Ngaye Assane Daaru bu sëñ Moustapha Diop ak Njeyeen ak Caar gu ndaw ak Xandan ak Kiilu ak Njaxalaan ak Bégal. lu jëm ci wàllu dëkk bi it daanaka benn xale jàngu fi ndaxte amuñu ab école. fii amul école te bu ñuy jàngee dañuy dox ba lu toll ak 3 kilomètres dem wuti xam-xam ak jamono ji ni mu toll ak insécurité bi nga xam ne am na actuellement loolu boo ko boolee muy ay coono yu mat. rawatina ab bërëb boo xamante ni sax daañu fa faj ndaxte ñoom nee nañ amuñu case de santé jigéen ñi daanaka lañuy dox ay juróomi kilomètres ak lu teg ngir mën a faju ji. ñu am case de santé parce que yàgg nañ koo wut dem nañ ba indi sotti fi ay biton bi booba ba léegi ñoo ngi koy jàmbat ñëwul. ñoo ko lañu dem wala ñu dem Xandaan te y a 2 kilomètres diggante bi te dafa bari suuf saret ngay jël wala nga jël saretu mbaam y a pas de moyen. Serigne Amadine Mbacké moom mooy borom dëkk bi. ñu jàppale ci dëkk bi ba aw yoon am fi ndax mbokk yi ñu fa bëgg a teew bari na lool waaye jafe-jafe yoon wi moo tax ñu bari mun ñoo teew. ñaareel bu dëkk bu toll nii mbooloo mu bari dëkk ci gox bi amuñu fajukaay loolu it ñu ngi koy sàkku. ñu gis ne Thiar gi de at mu nekk ay junniy nit daañu fi dikk ngir amal fii ak màggal gu. jaajëfal ko bu baax Cheikh Anta Diop ñu wax ci dem beek dikk beek ni muy tàggatémbe jamono yi ci Ndakaaru xat na lool circulation bi tar na borom woto yi ña ngay ñaxtu rawatina nga xamante ne ñoom ñooy jëfandikoo woto yi la ñu xamle mooy laata ñu yegg fa ñu jëm daañu toltolaan ba sonn ci mbedd mi ñu ne nag bu ñu sañoon daal kon nañu gën a defar ay tali ndax loolu mooy mën a tax kon mbedd yi mën a féex tali naka noonu dañ ci ànd ak Cheikh Diop. yenn waxtu wi nag boo yoree sa ndaamaar ci tali yu Ndakaaru yi nag daanaka ay jafe-jafe képp la mu mel ni day metti sax nga daal di yegg fa nga jëm. maa ngi dem Yoff ça fait une demi-heure maa ngi ci yoon bi mais ça n'avance pas quoi. ab désordre bu metti nag ñu daal di koy nemmeeku ci li nga xam ne moom moo di embouteillage yi ba tax dawalkatu ndaamaar yi di oo ñi nga xam ne ñoom ñooy régler jafe-jafe yi ñu daal di teew. bu ñu bëggee ñibbi ku nekk da ngay xool foo mën a jaar nga jaar foofu mais embouteillage yi ni mu mel ni dafa metti il faudrait que ñu trouver ci ay solution def ay jéem échangeur jéem dimbale nit ñi def ay échangeur. donc ba pare amuñu agent yu bëri yoo xam dinañ mën a taxaw ci kii yi pour les agents les policiers là il y a pas aussi beaucoup de feux rouges amul feu rouge yu bëri tamit bon donc yu bëri yooyu moom mooy expliquer ni bon amuñu nu mën a circuler librement ci kaw. ñi nga xam ne ñoom ñooy yor moto yi nag bu njëkkoon nañu daan dawal nu mu leen neexee ci li nga xam ne moom moo di tali bi waaye jamono yi tembe nag ñoom seen bopp embouteillage bi muccuñu si. moto yi moom mooy loolu quoi donc gars yi xam nga rek buñ la gisee ñoom ñu ngi taxaw ci circulation bi yàgg ci yow nga bëgg a ñëw bëgg a jaar serpente seen biir bon xam naa ne am na si ñoo xam ne tamit loolu seen xol mënu leen ko may quoi donc dañ lay jéem a baare te loo koo ci xos lu mu tuuti mooy loolu quoi da ngay dugg bu ñu sukkandikoo ci dawalkatu ndaamaar yi la nag di xamle ne li nga xam ne moom moo di jàmm ak itam xajalante dawul seen biir mu mel ni xol yee xat ba tax ñuy woo nguur gu Sénégal mu daal di leen di defaraatal yeneen i yoon ngir xal yu mën a yaa.
ñu àddu ci festival bu commune Fass Gueule Tapée Colobane festival boobee nag la ñu ca namm rek mooy kon gën a jaay commune ba gën kaa fësal wane li nga xamante ne ni am na ko ci wàlluk caada am na ko ci wàlluk diine mu doon loo xamante ne nag kon ñi ko sekk fas nañu ko yéene rek def waaye ba ci tamit ci wàlluk tàggat yaram sax loolee la ñu xamle kon lu soxal nag kon festival boobee ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko ŋànk fas yéene ko nag def mu jaar yoon mooy ki nga xamante ni moom mooy Giuseppe Alioune Badara Bèye ak maire ba ñoom nag lañ ci jublu rek ni ñu ko waxee mooy gën a fësal commune boobee wane ko ñu teewlu ci Giuseppe moom mooy directeur festival bi ci micro Aïssatou Paye. Des intellectuels, nous avons des gens bien, nous avons dirigé le pays et nous allons continuer à. am nañu ay borom xam-xam yu màgg te bari nañu ci réew mi ñenn ñi sax jot nañoo jiite réew mi te dinañu jéem a yee seen dignité te xamal ko population commune bi ndax ñu mën a taxaw place bi ñu war a taxawee. dinañu waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu éducation te mu yitteel ñu ban éducation la ñu bëgg pour suñu ay doom ki nar a waxtaanee nag mooy ki nga xam ne mooy Alioune Badara Bèye. dina am tamit ab film documentaire bu ñëwaat ci jaar-jaaru nit yu mag yoo nga xam ne fii la ñu jógee ku ci mel ni Assane Seck wala Racine Ndiaye waaye tamit ak ñeneen dinañu dem seen ay diwaan poser ay questions ndax ci gàttal def ab film buy wane seen jaar-jaar moo ñu tax a jóg. film boobu tamit dina fexe joxe beneen xar kanamu Colobane ndax nit ñu bari bàyyi wax ne Colobane ay bandi ñu fa dëkk. Plus de cette commune-là qu'on ne dise plus qu'à Colobane. Voilà, donc c'est dire que le marché, c'est des voyous, à face des voyous. tàggat yaram ñu tàmbali ko ak sunu gaynde yi fas yéene nag kon jongante ak Ouzbékistan ak Bosnie gaynde yooyu nag wax nañu leen kon fanweer lañu entraîneur bi di Aliou Cissé moo daal di nag fësal boobeep liste Santy Ngom nag xaar nañu ko ci groupe boobee mu war ko cee dolliku bu ko weesoo nag kon am na ñoo xamante ne daañu dellusiwaat ku ci mel ni Papis Djila Bodji Pape Ndiaye Souaré Pape Oumar Niass ñoom it bokk nañu ci ñi nga xamante ni kon war nañu dellusiwaat ci tanière bi jongante bi soxal nag Sénégal ak Ouzbékistan loolee ñaar fukki fan ak ñett lay doon ca Maroc lañ ko fas yéene defee mu soxal coupe du monde Russie 2018 ba ñuy waajal Ibou Diouf. Aliou Cissé fanweeri gaynde la tànn ngir ñaari jongante yi nar a dox diggante Sénégal ak Ouzbékistan ak Bosnie ci loolu nag mu am benn footballeur bu yees bu dugg ci biir tanière bi mu ngi wuyoo Santy Ngom kii di sélectionneur national Aliou Cissé di ñëwaat ci li waral boobu la tànneef. xale boo xam ne la mi ngi Nantes xale bu ñu yàgg supervisé la dafa fekk ni que match lañ doon joué match yooyu yëpp ay match officiel la xëy na mënuñu ko woon indi mënuñu ko woon woo comme yàlla def na ni que ñu ngi préparé coupe du monde bi te que am nañu ñaari match amicaux ñaari match préparation sama yaakaar moo ne woon xëy na ñu woo ko xool ko mën ko gis. Nantes lay joué waxtaan naa ak entraîneur am bi muy Ranieri wax na lu baax ci xale boobu. ñaari match amicaux yu bokk ci waajtaayu coupe du monde Russie 2018 ci loolu mu am tamit ay footballeurs yu bëri yu gëjoon ci biir équipe nationale jamono ji ñëwaat nañu ci tanière bi. muy Ouzbékistan muy Bosnie ay match yu baax la parce que tey ci monde bi sax laay wax benn équipe tuuti fi. Je pense que Ouzbékistan mën nañu permettre vraiment ñu préparer match contre Japon bi parce que même style la ñu yore même philosophie la ñu yore match Bosnie bi tamit mën nañu préparer pour que ñu préparer match Pologne bi. ñaari jongante yu nar a may équipe nationale bu Sénégal ñu déroulé groupe bi bu baax a baax ci loolu tamit dina may Aliou Cissé mu xool ku ci nekk sa état de forme. bépp doomu sénégalais boo xam ne mën na apporter dara ci équipe bi foog naa suñu warugar mooy que ñu woo ko muy Papis Djila Bodji muy Adama Traoré muy Baye Omar Niass ak Pape Souaré xale yoo xam ne xam nañu réew mi xam nañu dëkk bi xam nañu équipe nationale bi donc comme ni ma ko waxee rek match amicaux yi daal loolu la war a jëriñ c'est-à-dire essayer sur le plan tactique essayer tamit indi yeneen joueurs yi. kanamu taskatu xibaar yi sélectionneur national bi di Aliou Cissé ñëwaat ci lu waral mu convoqué 30 joueurs
ak Vittel te mu nekk ca France bi ñu tànn rek ngir nar a amal préparatif yu coupe du monde yi ante tamit solos lii di match amicaux pour équipe nationale du Sénégal tamit équipe yi mu tànn rek ngir amal jongante xaritoo yi mu jàpp ne ay équipe yu wane xarkanam bu ci ayib la. Ibou Diouf ci tañeer bi tamit am nañu yaakaar moom it mu fekk si kon groupe boobee muy Ferland Mendy moomee nag di jouer ci Olympique Lyonnais moom franco-sénégalais boobu kii nag di Aliou Cissé nee na nag mi ngi waxtaan ak moom boobu ba tey moom nag la muy sàkk moom joueur boobee mooy nag ñu may ko daal temps mu xalaat ndax war naa ñëw am déet lu mu ca mën a doon moom Aliou Cissé nag nee na équipe bi kon yaatal na ubbi naay buntam bu fekkente ne bëgg naa ñëw ñu teewlu Aliou Cissé ci micro Ibou Diouf. kon du ñàkk ñu dellusiwaat ñu wax ci génération foot mi nga xamante ne démb kon dafa daal di ñàkk rek ci diggam ak Oroya bu AC ñaari bal ci benn la ko équipe bu Guinée boobee dóor ñaareelu bi ba nag kon génération foot ma ngi ko jël rek ci juróom-ñetteelu simili bi dañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diaw. muy défaite bu neexul nangu ci jouru génération foot yi Olivier Perrin di naqarlu lajji yu waa Oroya yi def te équipe am exploité wu ko benn yoon. Ouais, en termes de résultats purs. du résultat bu bon waaye match bi ñu def gëm naa ni baaxul comme ni mu waree. Oroya def na ay erreur yu bari ñu war a dugal defuñu ko surtout ñaari occasion ci première mi-temps bi. tactiquement nag taxawoon nañu bu baax ñoom saa yu attaqué rek ñu. on était vraiment bien en place en première mi-temps chaque fois qu'on sortait on sentait qu'on pouvait vraiment les mettre en difficulté. waaye defuñu là on n'a pas bien joué les coups. Amdi Lamine Conté mi égalisé woon gis ne donte daanu nañu waaye lépp Ndakaaru lay leere. mënoon nañu espérer lu gën lii mais football moo demee nii erreur su amul but du am maintenant erreur am na but am na ñun ñoo war a ressaisir pour match retour bi ñu fexe tout ba qualifié wu parce que luñ gis nii ñun xam nañ ni Oroya mënuñoo téye parce que tey soo gisee football luñ loo xam ne war nañoo mën a jaaxal quoi. ñaareelu vice-président fédération sénégalaise de football di xaar stade Léopold Sédar Senghor bu fees dell le 17 mars pour qualification bi. globalement war nañ am fierté ci équipe bi ñu indi fii tey war nañ am fierté ci génération foot war nañ am fierté ci encadrement technique génération foot war nañ am fierté ci encadrement administratif génération foot ci kawam. président Madi Touré nekk foofu rëccu nag am na moom neex moom bu ñuy génn ci match bi ku ci nekk am nga rëccu mais rëccute bi ñu ngi koy xool bu ñu demee le 17 mars prochain à Dakar parce que bu fekkente ni tir nañ leçon yëpp lu ñu fi équipe bi gën a taxaw xam ni match de football dañ koy jouer dañuy dem ba jeex affaire bi benn petite négligence rek mën na indi tolof waaye li wóor mooy bu sénégalais yooyu jàppee 60 000 spectateurs yi ñëw feesal stade bi xale yi liñ fi wane jom ji ñu wane ak boo gisee match bi mu jeexee naqar bi ñu am ñu transformé ko positivement yàlla mën nañu may ndam. joueur génération foot yi xam tey jii li leen dese pour dugg ci histoire muy daan Oroya ngir bokk ci phase de poule Ligue africaine des champions. jaajëfal ko Cheikh Tidiane Diaw ëllëg nag ñoo aaye juróom-ñetti fan ci weeru mars soxna yi lañu ko jagleel ci àdduna wërngal këpp ñoom soxna yooyu fële ci diwaanu Ndar nag def nañu fa ab seetlu jagleel ko rek ab soxna nataal la bu ñu ko jagleel moom moomee nag ñu gën ko xam ci Delia Mbaye moom ab sage-femme la bu à la traité ñeent fukki at def na ko ci liggéey bi waaye tey taxul mu wan gannaaw rek loolee mu daan def ndax tey la gën a jege soxna yi muy soxna yi nga xamante ne nag toll nañu diggante la mu am cay turandoo foofee ëpp na juróom fukk di dem dañ ci ànd ak Ousseynou Diop Habib Seck ñoo ko seeti woon. ñi ko gën a ràññee mooy ñi di soxna yi. man maay madame Sall Djelia sage-femme retraitée. moom Djelia Mbaye sage-femme d'État en retraite doon koo xamante ni itam jigéen ñi dañ ko bàyyi xel ndax liggéey bi nga xamante ni moom lay def ci Ndar Géej moom sax mu ngi leen di delloo njukkal. ñoom ñu ngi partout ñu nga ca tool ya ñu nga ca pâturage ñu nga ca pêche ba ñu nga ca administration ñu nga ca hôpitaux yi partout ñu nga foofu donc mën nañu wax ne femme développement la pilier le développement la. Djilia Mbaye nag mu ngi nuy xamal ni liggéeyu sage-femme la ko ci dugal bokk na ci passion bi nga xamante ni moom la amoon. dafay mel na ci sama àddina la bokk bu ma toogee ci gisuma nit sax. daf may def benn stress boo xam ne xam yàlla rek a xam. liggéeyam ñu rafetlu ko bu baax rawatina ñi nga xamante ni jigéen ñi la tax sax mu am ci turandoo yu bare lim bi ëpp na juróom fukk.
turandoo te turandoo yooyu yëpp nag xëy na ci satisfaction morale de leurs parents ci reconnaissance de leurs parents noonu lan may jox seen tur c'est vrai que am naa ay mbokk yu may tuddee mais la plupart ci contact humain bu ma doon am ak seen ay parents. waaye nag moom Djelia Mbaye ma ngi nuy xamle ni lu jëm ci wàllu liggéeyu lii di sage-femme ay risques yu bare la am. mën nañ la sax weq loolu tamit ay traumatisme physique la am na ñoo xam ne tamit lu nekk lan lay wax mais mosuñu ko wax parce que ça fait partie de notre travail dañ koy muñe parce que xam-xam baa ngi fi aussi nan la ñuy liggéeyee mi ngi fi ak nan la ñuy comporter devant ces malades mi ngi fi. jafe-jafe itam doon loo xamante ni bare na. ndaxte léegi saa jigéen ñi bu ñu tolloo ci yimbi anam ba ñuy nekkee day metti lool. di nga toll foo xam ne di nga bëgg faj jigéen bi mais fekk amuloo matériel amuloo moyen humain yi donc nga bëgg évacuer jigéen doo am sax moyen de transport donc ce sont des problèmes yoo xam ne day ñëw tout le temps. Djelia Mbaye ci juróom-ñetti fan ci mars bi nga xamante ni jigéen ñi lañ ko jagleel ma nga leen ciy delloo njukkal di xamle ni ay jàmbaar lañ ndaxte bala ñu koy xam. ñu toll ci waxtu yimbi. cant ak ngërëm ñeel na la Ousseynou Diop ñuy jéggalu ci xëtu njëkk yu yéenekaay mbokk yi fi la ñuy tàggatoo ak yéen jaajëfal leen yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti dig daje ci yeneen jotaay xibaar kenn daloo jàmm.